مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, akhawat. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cet audio quasi à l'instant T des travaux à la mosquée de Tivaouane dans le quartier Apix au Sénégal. Comme vous le voyez, grâce à Allah, puis grâce à vous, la mosquée commence à prendre forme. Alhamdulillah. Nous finalisons enfin les fondations et avons besoin de votre générosité, que ce soit en matière de main-d'œuvre, de matériaux, de dons et même de doigts, afin qu'on puisse commencer l'élévation. Le plus gros reste à venir, puisque forcément cette mosquée, comme vous avez pu le voir dans les plans 3D, a également vocation à accueillir une école coranique pour les petits et grands. Cette vidéo est parlante car ça vous permet de voir un petit peu de façon réelle et non abstraite de l'avancement des travaux. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'autres informations. Je me tiens à votre disposition et je mettrai en barre d'informations, Inch'Allah, les personnes à contacter en cas de besoin qui se situent au Sénégal. On compte sur vous pour partager en masse. Sachez que chaque euro que vous allez donner n'est pas perdu. C'est un prêt sincère auprès du Créateur que vous allez faire, Subhanahu wa ta'ala, et vous serez récompensé, Inch'Allah. C'est Allah qui vous récompensera de la meilleure des manières. Barakallahu fikoum. Si vous avez besoin de documents, n'hésitez surtout pas. Je vais mettre tous les coordonnées en barre d'infos, comme je vous l'ai dit plus haut. Et je remercie tous ceux qui ont pris à cœur ce projet, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont fait des doigts. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira. waaw bu ko defee vidéo bi li ko waral mooy jamono yële jàll am na benn projet boo xam dañ ko fee lancé woon, projet boo xam dañ ko fee jàllale woon boo xamante ne ni ci wàllu tabax jumaa la. projet bi nag ki ko jiite mooy soxna Awa Mbuub. yàlla def na nag daanaka fondation bi àgg na léegi nag teewul ba léegi ñu ngi sàkku ndimbal lu waay am rek ñu ngi la koy sàkku, lu waay mën ñu ngi la koy sàkk nga def ko ci, ndax lu fi waay def jàppal ni même boo génnee àdduna da la fay fekk di la jariñ te jullit bi ñaan na yàlla même bu génnee àdduna lépp loo xam ne bàyyi na ko fi lu baax da koy fay fekk. kon xeebuñu dara comme ni ko yàlla suñu borom waxee ci alquran suratul baqara mu ne ñi nga xamante ne ni misaalu ñi nga xamante ne ni dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla dafa mel ni koo xamante ne ni dafa ji benn pepp dugub, pepp boobu mu ji mu daal di sax joxe juróom-ñaari gub yooyu gub bu nekk daal di joxe fukk, te yàlla nag moo koy ful lu ko soob. kon nag ñi ngi ñaan ñëpp, moo xam ciment la, moo xam fer la, moo xam béton la, moo xam sax ay ñaan la, lu waay am ñi ngi la koy sàkku. ñu xam ni képp koo xam def na ci sa dërëm dina la fekk ci sa bàmmeel insha allah rabbi. kon nag képp koo xam ne bëgg nga boo deewee sadaqa jaariya di la fekk sa bàmmeel kon ñëwal def sa alal ci jumaa ji. wallahu taala a'lam. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqatul Jariyah, male and female contributions are required for the construction of
Quran memorization in Islamic Teaching Institute. The institute will be 4-floor building blocks, including mosque and a boarding school with classrooms. The foundations are almost ready. We are looking for donation as Sadaqat Jariyah or contribution for the sake of Allah for the rest of the buildings. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نتوجه إليكم اليوم بكل ثقة وإيمان لكي نطلب منكم مساعدتكم مشكورين في تقديم يد العون لإتمام بناء هذا الصرح العظيم، والذي يتمثل في مركب إسلامي من 4 طوابق، بقاعتين لأداء فريضة الصلاة للنساء والرجال، ثم مدرسة قرآنية لتحفيظ كتاب الله وتعليم مبادئه السمحة بالطرق الحديثة واستعمال الإنترنت. كما سيخصص طابق كامل كمأوى للأطفال اليتامى والذين لا معيل لهم. لقد تم بعون الله اقتناء الأرض وبناء الأساسات وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، واليوم يحتاج هذا المشروع لمساعدتكم وتبرعاتكم، والله لا يضيع أجر المحسنين. ساعدونا جزاكم الله عنا كل خير، فهي صدقة جارية بإذن الله. ادعمونا ابتغاء مرضات الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله ولي التوفيق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.